dellu di rafetlu ànd beeg Seneweb TV rawatina di topp xibaaru bés bi fii ci Seneweb ami internet dal leen ak jàmm lu ci gën a fës bokk na si mbirum association locataires yi ci réew mi njiit ma gokki na mer ga mu guuxoon yëpp gannaaw sortie bu njiitu réew mi Macky Sall def di àddu ci seeraayu luwaas yi ba ñuy amal lancement wu semaine nationale de la jeunesse chauffeur bi la di OT Seck ak Air Dione xaajaloon nañu fukki fan ak juróom ci weeru mars gannaaw ba ñu xeex gu métti lool ndax daal la ko far wa xoj di koy naan lo pilule ngir mu bañ ëmb gannaaw ba ñu sëyee ba noppi lu ñeel langue politique bi dañu si xuus Gaston Mbengue daal dinay dal kujje gi moom nag daal dinay yëkk lu mel ni xamee kujje gi am nag kaddu yamu yëkk it ci njiiti réew mi Macky Sall addoo ko ca diwaanu Sen TV maître El Hadji Diouf daal dinay xam leen ni nag newul ne waa ji di Ousmane Sonko la ñu ko jiiñ moom la ko daal di accusé ne moom moo ko def nee na moom maître musula toog accusé Ousmane Sonko ne moom moo def rek la nga xamante ne ni moom la ko Adji Sarr tuumal daal di leeral li nga xamante ne ni moom la wax ci diwaanu TFM ba tey ci biirub El Hadji Diouf liñ cey wax moom avocat Adji Sarr ba daal dinay addu ci lu ñeelo joo fuité bi ci diggante Adji Sarr ak Mamour Diallo bi nga xamante ne ni mi ngi ne xuus ci réseaux sociaux yi bés yu mujj yi lée boobu léew joo nag ku ne di si yéey di yàbbi maître daal dina cay addu moom mi jot naa xam ne sax ne nekkul avocat Adji Sarr ngir focaliser wu ci ay audio daal di rek xamle it ay mbir ca boobulee audio Yewwi Askan Wi tànn na bopp liste majoritaire am ngir législative yuy ñëw Khalifa Sall wala Ousmane Sonko ana kañ lañ si tànn lépp dinañ leen ko xamal ñu convoqué ko ngir confrontation ak Djibril War mu tax ñu woolu ko ca diwaani dikk Cheikh Oumar Diagne daal dinañu koy déféré parquet ba tey ci yile jotaayu xibaar lañ ca yàddu bokk na ci mbirum Aïssatou Seydi ak borom këram gi woon di Mamadou Diop ISEG manche bu njëkk bi nag daal dina nag jib ci lu ñeel kan moo am dëgg ci ñoom ñaar ñooñu dinañ leen ko xamal ak li nga xamante ne ni moom la cour suprême daal di décider ci luy wutale Diop ISEG ak Aïssatou Seydi ca kër googee nekk ca diwaanu Sacré-Cœur ku nekk ne rek moomeelam la di benn kër ñaari nit ne ñoo ko moom loolee yëpp bu yembee daañ si toftal xibaaru tàggat yaram gu ñu koy ndar keppe mbokk yi li la mooy tënk yi mu ngeen taaxirloo nees tuut gannaaw bàkk bi ma dikkaat ak yéen ci yaatal wi mu nga ko bàkk ba jib na nuyu leen bu baax a baax yéen ñu ñuy teewlu jamono ji temb ci Seneweb njiital association locataires yi gokki na mergam guuxoon yëpp gannaaw génnub njiitu réew mi Macky Sall ci seeraayu luwaas yi ci ba ñuy amal lancement wu semaine nationale de la jeunesse Elimane Sall nag nee na ba Macky Sall di wax ne mënula appliquer loi bi ci luwaas gi dafa def kàddu blajj ci politique am ngir wàññi njëgu ba dund ba sénégalais yi donte amal nañu ay rencontre yu dul jeex ngir wut ci ay solution bu ñu sukkandikoo ci quotidien bi di L'As njiital kuréel gu ëmb locataires yi nee na dala dinañu amal sax doxub ñaxtu ci bés yuy ñëw mu dëkk ca Parcelles Assainies ba Diallo dañu ko bett muy dal di wekki benn powu échappement wu benn bu oto ca diwaanu HLM Grand Yoff ngir nag génne ca boobule mbir dafa xam le ni daa jaawale oto googee ak bu kenn ci ay xaritam kàddoom yooyee convaincre benn yoon takk derrière xibaar dañ ca mujjee am moo di mécanicien boobee daal dinañu ko yóbbu ca kaso bu Rëbës ama junj leen ko ci bopp xibaar yi chauffeur bi lee di OT Seck ak Air Dione xaajaloo nañu fukki fan ak juróom ci weeru mars gannaaw ba ñu xeex gu métti lool donte dund nañu juróom ñetti weeru bëggante bu ñu sukkandikoo nag ci observateur ñoom ñaar ñoo ñee ba ñu sëyee ba noppi waa ji daa wax gel gi ngir daal mu jël pilule ngir muy tënde koo ëmb naka noonu la gel ba bañee tax ñu weccante fay kàddu yi ñagas loola laata OT Seck di koy xoj ca tribunal bu Mbour avocat wu soxna su déposé woon plainte ca gendarmerie bu Ngekoox juróomi million si suñuy koppar lay laajandi ndàmpaay di somme ba nga xamante ni avocat wu défense ba nee na dafa ëpp procureur de la république nag daa sàkku ngir yoon def liggéeyam délibéré bi fukki fan ak ñaar ci weeru avril bi lee ñu nekk lañu ko jàpp i jon mi nga tëdd ca kaso gi ngir rek yor ngannaay ak mandité ci mbedd mi di koy fësal marchand ambulant boobee nag paakam dal la yor rek amee ñay romb ci mbedd yi di leen di dogaale ay éléments yu brigade de recherche police bu Grand Yoff nag ñoo ko bett bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu laas biral teg nañu ko loxo daal di koy yóbbu ca poste police ba ñu koy teewlu i jon daa xam le ni agresseurs yi ñoo tax mu yor ngànnaay yooyee waaye kàddoom yooyee teewul ñu defeere ko ngir détention illégale d'armes blanches et ivresse publique manifeste politique Gaston Mbengue daal dinay dal kujje gi ca diwaanu Sen TV la yëkki ay kàddu daal di xam le ni
mën na am kujje am na fi waaye nag dafa radical ba mu ëpp tey naan ki la di Macky Sall nag du tontu day liggéeyam rek ba loolu weesoo la ne opposition nekkul ne da ngay taxaw rek dajale ay nit di yëkkati ay kàddu rek yu ñaaw ci njiitu réew mi di ko wax lu la neex di yëkk nit yi lu leen neex attekat wala sax commissaire de police duñu bay kenn nee na loolee du opposition dof la bëgg a taal réew mi bëgg a yàq réew mi te loolee nit ñi duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg naka noonu ne la ne nag opposition dëgg amul ci réew mi laata muy naan Macky def na effort yu ne ba loolu weesoo la dal activiste yi te nekk dal di xamle ni ñoom Guy Marius Sagna ay politiciens lañu. Maître El Hadji Diouf daal dinay xamle ni newul ne waa ji lu ñu ko jiiñ moom la accusé wul kenn daane kenn mësula gis ci àddina bi yëpp procès boo xam ne dañoo dem di topp benn avocat kenn ku amul doole maanaam face à kenn ku am doole naka noonu la ne jigéen bu am ñaar fukki at waajuram bu jigéen génn àdduna papam amul dara mu doon pauvre dajeeg ko xamante ne ni day def ay nemmeeku tuur rek lu nekk di encaisser ay téeméeri millions même bu dee chômeur la woon laata muy nekk député trouvé na ay moyens ya nga xamante ne ni day am xaalis ba pare am na ay mbooloo am tamit ay dof yu ko jaral daal mu ñëw topp avocat ngir taal ko te nag àdduna bi yëpp soo ko wëree mosoo gis benn avocat bu ñu dem di taal këram ndax day défendre benn nit ba tax na li Sénégal képp la am Sénégalu Senghor pays de dialogue waaye léegi pays wu rey nit taal Auchan menacé ay intérêt français yi réewu ay booyu bandi yuy saaga ay kilifa ay taskatu xibaar ak junne ay xale yu yàqu yu réew te ñooñu ku ñu tax daal nga foog ne yaa am majorité Sénégal doo mës a dépassé lu tollook 15% mu xamle ko moom maître El Hadji Diouf ba tey ci mbiru maître El Hadji Diouf waaye bi la yoon si lu ñeeloo joo fiwité bi ci diggante Adji Sarr ak Mamour Diallo maître nag la mu ci xamle moo di xamul ndax authentique na waaye daal fake news la maanaam xibaar bu amul la te ak nouvelle technologie bi lépp mën na nekk am na ay nit yu am ay laboratoire ngir fabriquer ay fen hors sujet la te amul jot boobee moom maître El Hadji Diouf ba loolu weesoo la ne ci boobule audio même su dee dëgg la sax amul lenn luy wane ni daa am complot contre ki lee di Ousmane Sonko rax si dolli nekkul avocat Adji Sarr ngir focaliser wu ci ay audio waaye nag ngir défendre ko ci mbirum viol la te lu si am solo mooy ki lee di Ousmane Sonko dina wuyu ji bu yàggul dara ca kanamu àttekatu instruction bi te ba su procès bi lépp dina leer ci bopp ba askan wi. Assemblée nationale war na wëññi lu toll téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari député gannaaw législative ya ñu war a amal weeru sulet buy ñëw di daanaka yokkute ba juróom-ñaari siège ministre de l'intérieur Antoine Diome ak yeneen i camp yi déggoon nañu ca waxtaan ya ñu amal bés yu mujj yi coppite yooyee ñeel na juróom-benni département bu ñu sukkandikoo ci les échos bu biiral bi le xibaar Thiès ak Mbour dinañu am ku si nekk yokkute ba dinañ yokkute ñaari parlementaire Bounkiling ak Médina Yoro Foulah benn député ci localité bu nekk ñu def ko bu yàggul dara département Kër Massar dina am siège am bu dee Pikine bu amoon juróom-benni représentant ci assemblée nationale dina ñàkk benn ci faveur réforme yu ñu xamle. Yewwi Askan Wi tànn na bopp liste majoritaire am ngir législative yuy ñëw du Khalifa Sall nag comme nu ko ñenn ñi yaakaaree woon coalition gu kujje gi Ousmane Sonko la dal di tànn source a bu biral xibaar bi bu ñu sukkandikoo ci moom tànneefu njiital Pastef boobee officialisé ko képp moo ca des Aïda Mbodj mooy nekk ci ñaareelu position bi ci liste majoritaire Yewwi Askan Wi juste ci gannaaw kile di Ousmane Sonko. Khalifa Sall simple candidat la ñu koy investir ci ay liste Yewwi Askan Wi donte ay xel ñaar am na ci lu ñeer rek jëmmam jooje di Khalifa Sall lu ñu xamle moo di ancien maire Dakar bi du nekk tête de liste proportionnelle te dina des ci 14 délégués régionaux yu coalition bu yor wàllum coordonné parrainage yi ci région yi ci Sénégal. ñu convoqué ko ngir confrontation ak Djibril War mu tax ñu daal di koy woolu ca dikk Cheikh Oumar Diagne déféré nañu ko parquet kenn ci ay camarades am moo biral xibaar bi ci page Facebook am ne gannaaw ba mu déposé ay firndeelam ca dikk ci convocation wam bu mujj bi ci plainte Djibril War bi Cheikh Oumar Diagne convoqué waat nañu ko ngir confrontation ak plaignant bi ba mu demee lañu ko déféré parquet gannaaw confrontation bu matul sax fanweeri simili santé waayu avocat wam mu amee ca brigade antiterroriste ci fàttali juróom
fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars Cheikh Oumar Diagne dafa wuyu ji woon ab convocation rek dik bàyyeekoo ci maître Djibril War si njeextal confrontation ba dañu ko waxoon mu indi ay firndeel si lu ñel lañu koy tuumal taxoon mu ne am na ci mbégte joxe ay preuve rax si dolli dëggay mujj te pare nañu ngir janoog bépp force lobby yi ak bépp forme mafia ci seen rôle. Avocat bi di maître Khoureyssi Ba daal dinay xam ne ni client wam bi Cheikh Oumar Diagne dina janoog procureur. ma junj leen ko ci bopp xibaar yi Aïssatou Seydi am na ndam ci manche bu njëkk bi si lu ñeel xeexam beek borom këram bi woon di Mamadou Diop ISEG. cour d'appel joxe na ndigal ni ki démb ci talaata ji ngir daal ñu jëlee kile di Mamadou Diop ca kër googee nekk ca diwaanu Sacré-Cœur ba noppi muy versé wa ilaa di jox pension alimentaire Aïssatou Seydi weer bu yàlla sàkk 700 000 francs CFA. source a nag bu biral bi la xibaar xamle na ni bu weesoo procédure bu ñeel villa ba ca diwaanu Sacré-Cœur Aïssatou Seydi introduire na sàkkuteefu ba tàggoo ak kile di Mamadou Diop. tribunalu grande instance bu Ndakaaru dina rendre verdictam ci bile mbir. Diop ISEG ngir lu ko ñeel daal dinay porter plainte moom it Aïssatou Seydi di koy tuumal faux et usage de faux si lu ñeel xeex bi ngir récupérer rek kër googee nekk ca diwaanu Sacré-Cœur ku nekk si ñoom ne moomeelam la. noonu lay xuusee ci xibaaru tàggat yaram bu ma koy ndar képpee ba xam ndax Sadio Mané day jógee ko Liverpool ci été buy ñëw ab laaj bu ñu samp la di faral di ñëw sax saa su ne même bu dee décidé guñu lenn comme nu ko agent wam bi dal di xamle mel na ni mbir yi précisé wu na bu ñu sukkandikoo ci ay doxalinu attaquant sénégalais bi ci terrain bi mu dugal bi démb ci talaata ji ci ngoon ci seen match bi contre Benfica de Lisbonne ci quart de finale aller wu Ligue européenne des champions. Sadio Mané célébré wul biiwam boobee mu dugal benn yoon di suñu mer bu jur ba noppi ay réaction yu bëri ci réseaux sociaux yi ndax li ni mel mi ngi am ci jamono gu rumeur yi di daw sinu club anglais bi di traité doomu Bambali bile di Sadio Mané. bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar ya ñu jotoon nag bés yële ca gannaaw direction Liverpool daa taxaw ngir prolonger contrat wu naataango bile di Mohamed Salah di lu ñu defagul ngir doomu Sénégal bile di Sadio Mané di li nga xamante ne ni commentaire yaa ngi ciy jibee fu ne ci réseaux sociaux yi bàyyeekoo ci Sénégal yi rawatina ay fans kile di Sadio Mané. mu ngoog xibaar yi fii la laa koy buuree jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñuy doon teewlu di leen dig daje ba lëg ak jàmm ak yeneen i xibaar.